octobre bi fële ca stade Marius Ndiaye. son bi mbaa dina dem. yi kay son bi bu demul sax nit ñi may rey. parce que bii moom il faut mu dem. son bi il faut mu dem. am na El Hadj Keita day jouer et cetera concert populaire la certes mais. lan mooy nekk message déjà boo xam ne dañ koy jàllale parce que quoi qu'on puisse dire Ibou Ndim mu ngi wax waxu social c'est vrai. mais aussi le fait de faire danser des gens dindi na stress su nit yi. TikTok aussi ça fait mouvementer un peu quelques comptes wala ay yenn célébrités yoo xamante ni tey jii jouer nañ ci sa son et cetera donc idée générale lu concert bi maanaam di nga gis koo xam danaan revenu bi moo ko amee lii laa ci def. concert bi moo ko defee idée bi moo ma ci tax a jóg lan la exactement. waaw concert bi nag frère dañ ma ko tëgg. waaw concert bi dañ ma ko tëgg mooy suma frère yi toog waa LP Events benn maison de production la boo xam ni ñoom ñoo ibbi seen def seen benn association ak seen frère Idi di kii bi promoteur bi donc moom moo ko tëgg ma ko man Sidi Diop. D'accord. donc mu doon événement boo xam ne mooy suñu premier événement man ak ñoom ñu nekk ay xale yoo xam ne aussi ay professionnels lañu gëm li ñuy def gëm liggéey yor li leen yàlla wërsëgalee ne dañ koy investiraat ci seen dëkk. donc bii di première édition bi ñu ne Sidi Diop la ñuy jël tëgg ko foofu ci stade Iba Mar Diop donc ànd ceeg ñun waa LP Events ñoom ñoo tëgg événement bi. te li ngay wax sax mais pas suba teel waa. li nga wax sax sànni ci tuuti ci waa LP Events boobu noonu ndax comme ni nga ko waxee ay ndaw lañu. Lamine daal di ci nekk mais aussi di ci jaajëfal suñu grand bu baax grand la ci nit ñi ñëpp muy grand Idi. voilà moom it kenn du moom am initiative beeg ànd ceeg Lamine ak ñoom Mouhamed. di ci nuyu ñoom Omar bu Swiss Gold. nuyu ci ñoom ñëpp bu ma limee sax juum ndax ay xale lañu. ay ñoo xamante ne culture. moo leen ñor. ndax yow mii du yow la ñu njëkkal en premier tëggal en premier tëggal nañ ay artistes yu bëri El Hadj Keita tëggal nañ ko ca Sorano ak yeneen ak yeneen ñoom dañ fi nekk pour artistes yëpp donc bu ñu paree ci Sidi am nañ ay mbébét yoo xam ne ñi ngi war a tëgg yeneen artistes yi ñi ngi war a tëgg yeneen xama ambianceurs yi taasukat yeeg yëpp ñoom nekk ñu fi pour benn artiste rek dañu nekk bu ñu jugee ci Sidi man maa ngi ñaan yàlla nañu dem ba ma xëy dégg ñu ne ñi ngi tëggal suñu papa Youssou Ndour mën nañ ko yàlla mën na ko waaye yàlla na ko yàlla def quoi mbébét boobu lañu am parce que dañu ëppoon ñun dañu yaatu bëgg nañ bu jugee ci ñun ñu jàppale ñeneen ñi dem ba ñu naan ñi ngi tëgg Youssou Ndour waaw bëgg nañ loolu dañ ci taamu fa tabaarakàlla moom ni waaye man dafa am lu muy waaj loo xam ne dama cee xam dara muy clip bu doy waar boo xam ne nii jéere bi gis nga ni mu yëngale réew mi damaa gis mu duggaat ci waañ wi waaw yokk ay xorom ak i saf-safal Maziba bàyyiwul non yow da nga am loolu à quand yow da nga am chance. à quand da ngaa ñëw fekk may enregistré yow rek yaa ko déglu Sénégal yow ak Mbaye donc lu bees li may waaj moom bàyyi ma def ci code rek ba le 31 octobre. waaw yow da nga am chance parce que yow jour boobu yow yaa fekk bi may enregistré. xam nga man lantinoor laa du ma loolu problème boobu la. mais Nafi bi ñu dellu si waatee tout ci le 31. nga xam te ne Bamba Fall ngi ci biir yëpp pour may ko jeunesse su Médina. am tamit ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ne ñu ngi ci biir lan la ñu mën a xaar comme événement spectacle ndax Bercy Dakar ngeen daal di wax. te it boo leen nee Bercy Dakar son et lumière. très événementiel dafay def ci daal di bokk. non bis bi moom son bi ñu fa nar a teg rek ak lumière beeg scène bi loolu rek spectacle la. tey woykat bi ñëwagul. donc ay nit nag boo leen woowee ñu yëkkati seen xaalis jox la donc li war ci ñoom ñëpp da nga ko war a def. te Sidi moom ku xam spectacle am xam ne dina ko way dina ko fecc. waaw man moom Sidi ku xam sama spectacle xam ne dinaa ko way dinaa ko fecc donc waa Sénégal bu ñu ñëwee jour boobu xam naa ne dinañ kontaan trop ndax déjà commencé nañu répétition danse yi bu ñu jógee gàmm nag la ñuy jógee ci répétition morceau yi mais pour l'instant fecckat yi tëju nañu commencé def ay répétition yu doy waar waaye. toujours ci mouvance su 31 octobre bi li ma la bëgg laaj rek Sidi mooy gis nañ ni que depuis 2019 nga gëj a amal show bu mag depuis bi Covid bi amee bi mu jeexee tamit gis nañ ni Kaolack nga joué def ko guichet fermé ak Louga Mbacké Mali ak Côte d'Ivoire si suma juumulee yooyu noonu yëpp nga cartonné fa def fa guichet fermé nga am bi Covid bi jeexee nag benn événement bu mag rek moo fi jotagum am mooy bu Wally Seck bi mujj moo nekkoon le 12 juin
mën nañ ne le 31 octobre bi moom moo ci tegu est-ce que Sidy mën nañu xaar parce que sénégalais yëpp li leen gën a marqué yow ci ce show mooy sa deuxième concert bi nga amaloon ci plage Malibu boobu noonu nga xamante ni foule bi dafa jommaloon Sénégal njaay yëpp est-ce que le 31 octobre mën nañ xaar lu mel noonu. Mais bien sûr mën nañ xaar lu mel noonu parce que nit ki ko defoon mi ngi fi ba tey. ñi ko tëggoon ñi ngi may tëggal ba tey te bu ma jumul yi ma génnee jamono ji moo dàq ya ma doon génnee donc mën nañ xaar sax lu raw loolu. donc boobu ba tey na dañu nekk ci 2 ans yoo xam ne dañu nekkoon ci Covid moo tax mënuñu woon tëgg depuis 2019 laa gëj a tëgg spectacle bu mag fii Dakar parce que Covid bee taxoon ma defoon sama grand théâtre ñu teg ci 5 jours dugg ci Covid bi après bi ñu ubbiwaatee ci région yi rek laa joué Dakar 5 rek laa joué tous les samedis bii nag mooy premier spectacle boo xam ne dañ ko def sax xéwal ndaxte ñi ko tëgg dañoo jël affaire yi ak suma producteur Matar wàññi ko ba nga xam ne ñëpp dinañ ci xaj donc dañuy woo ñëpp ñu xam ni bis bi bisu Sénégal la bisu àdduna la du sama bis man waaw du sama bis man maa koy woy mais bisu Sénégal la donc maa ngi ciy woo ñëpp sama mbokku artistes yëpp ndaanaan yëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw ci bis bi xam ne ñoom seen bis la donc le 30 octobre moom fête la comme ni ñu ko waxee Bercy na ñëpp ñëw ñu kafoore à partir de 17h ngeen ñëw si di teel a yéeg teel a sañse teel a yëngal après ñu dem ñibbi incha allah. man peut-être fi ma bëgg a ñëw mooy ba doon évaluer sa carrière parce que il faut dire que bi nga dévoilé woo au grand public ça fait pas longtemps parce que c'était devant nous aujourd'hui bu ñu tuddee benn ñaari artiste dañ ciy teg Sidy Diop est-ce que tu t'attendais réellement à ça parce que c'était pas du tout évident ni ñu surtout marché musical sénégalais bi ni mu saturé tu as réussi à t'imposer tu as réussi à marquer tes empreintes évidence bi c'était pas évidence moo ko mënee wooy noonu mais est-ce que xaaroon nga réellement ni succès bi dina gaawee nii. waaw Nafi xaar naa ko parce que ay xale lañu rek di liggéey te it boo nekkee xale ay mag nekk ci sa ginnaaw di joxe seen xam-xam donc mën ngaa xaar lu raw lii donc lu tax ma ne mën naa xaar lu raw lii parce que man yàlla dafa dogal dama nekk xale boo xam ne dama ñeme liggéey tey bu ma juumul seul le travail paye. man foo ma fekk maa ngi studio maa ngi répétition di jéem a créer lu rafet lu neex donc bu ma amee ay mag yoo xam ne ñoom ñi ngi ci sama ginnaaw di ma dooleel di ma xelal di ma wax seen xam-xam xaar naa lu raw lii. waaw man je me dis que ni sax commencé gu ma. waaw je me dis que ni commencé gu ma parce que xale laa fii di 3 ans la defagum 3 ans de carrière tey fexe naa ba bokk. donc je me dis que ni commencé gu ma parce que li may xaar ak li des moo ëpp téeméeri junni yoon ko li ma weesu donc commencé gu ma sax laay wax na fi. waaw. xaar nga ko Sidy est-ce que c'est par rapport ak parce que comme ni ko na fi waxee tey aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes jeunes artistes yi nga xam